asalaamaaleykum mbokk yëmbal sud mbokk yëmbal nord Kër Massar sud Kër Massar nord Jaxaay Malika maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam maa ngi egg si ba si yow di la nuyu di la wàcc sa wàccuwaay donc li ñu dajale tey nag mooy waxtaane ci li ñu jógee mooy élection locale mu nekkoon nag lu am solo ci taarixu Sénégal muy le 23 janvier bi ñu génn balaa boobu nag ngeen may ma rek ma jaajëfal bu baax a baax di féliciter di encourager suñu maire bi nga xamante ne moom lañu fal muy le monsieur le maire Bara Gaye ñu ngi koy féliciter di ko encourager ci nouvelle charge bi nga xamante ni suñu borom teg na ko ci loxoom. ngeen may ma aussi ma féliciter encourager suñu frère le ministre Amadou Hott ñu xam ko ci ku am respect ci nit donc ñu ngi koy féliciter bu baax a baax. di ko encourager également ci résultats yi mu am di féliciter nag bu baax di encourager suñu frère Lay Gaye ñu koy wax Lay Zulu ak suñu frère Massamba Gueye ñoom ñëpp dañoo participer ci élection yi ba tey yàlla dogal li mu dogal donc élection yooyu nag dafa di ñu ñoo nekk 3e position te ànduñu woon ak kenn suñu bopp la ñu àndaloon ak xanaa équipe bi nga xamante ne ñoo ñu doon accompagner c'était pas facile nag nekk woon lu yomb mais alhamdulilah am nañ ci résultat bi nga xamante ne am nañ ko ci département de Kër Massar aussi ñu demoon ba yàlla dogal am nañ aussi voix yi nga xamante ni am nañ ko lu jege 4 junniy nit am nañ confiance ñun ba jox nañ seeni xob donc loolu am na solo lool ci suñu gis-gis donc bu ñu jaajëfalee donc population bi yépp jaajëfal également ñi àndoon ñun ci langue politique bi ñi ngi wax nag ni am nañ ay jafe-jafe ci organisation élection yi nga xamante ni moom lañ génn jafe-jafe bi ci jiitu mooy ci département de Kër Massar bi élection yi di waaj a ñëw état du Sénégal dafa génnewaat carte d'identité yi daf leen réédité maanaam dafa génnewaat yeesalaat carte yi nga xamante ni moom lañu amoon li waral loolu nag mooy ni Kër Massar dañ ko def département bu bees mu génn ci Pikine am aussi benn partie ci Kër Massar bu nekkoon ci Rufisque génn ci Rufisque boole nekk département de Kër Massar donc bi ñu defee nag bi ñu génnee carte yu bees yooyu xëy na état du Sénégal communication bi waroon mu defu ko ci woon ba tax na ñu bëri tey jotuñu woon seen pièce d'identité boobu benn la benn difficulté bi ñu rencontré toujours mooy ci carte d'identité yi da ngay gis ñoo xamante ne génn nañ àdduna état génnewaat seen carte d'identité yooyu am na nit ñu bëree bëri bi ñu génnee àdduna yàgg na mais état dafa génnewaat seen carte d'identité yooyu génn indiwaat ko sur le terrain beneen difficulté bi ñu gisaat mooy koo xamante ni fi mu amoon habitude di voter par exemple Jaxaay la ñu xëy génne ko yóbbu ko beneen zone loolu aussi beneen jafe-jafe la boo xamante nit ñi rencontré nañ ko sur le terrain malheureusement pour nous wala boog heureusement laay wax pour nous gis nañ élection yi ni mu demee ndaxte kat ñu ba tey ji am na ay carte d'identité yu des ñoom te ni seeni borom jëliwuñ ko donc difficulté yi amaat nag mooy yi nga xam te ñu c'est en interne parce que demal sa bopp dafa metti àndoo kenn bootuwoo ci kenn nga jël sa courage ak sa audace ndax sañ-sañ la nga ni lii de histoire la waruma ko rater loolu moo waral ñun ñu demal suñu bopp ndax yomb na lool nga dem bootu ci ginnaaw kenn mais boo amee audace am courage demal sa bopp day metti donc am nañ audace am nañ courage demal nañ suñu bopp génn nañ 3e position à Yëmbal alhamdulilah am nañ presque 3900 voix dans le département de Kër Massar aussi ñu koy sant yàlla mais am na ay jafe-jafe yu bëri yu ñu amoon bi ci jiitu ci jafe-jafe yooyu mooy problème moyen parce que campagne dafa metti ça demande énormément d'argent donc am na ay nit nag ñu soutenir ñu jàppale ñoo ñu leen c'est le lieu pour ñun ñu jël jaajëfal leen wax leen ni vraiment ñu ngi leen di remercier ci jàppale bi ngeen ñu jàppale am na aussi beneen jàngat bu ñu def ci biir élection yi mooy avant élection yi ak ci biir élection yi xaalis bu bëri tuur nañ ko fii te loolu la ñuy wax corruption ci ñun maanaam ay nit ñoo xamante ni xëy na am na ñu àndaloon ñu xëy jox leen xaalis ñu dévier wala sax joxuñu leen xaalis waaye dañu leen dig rek le fait que ñu dig leen rek moo waral ñu bàyyi ñu fañ nekkoon dem feneen donc loolu aussi dañu jàpp ne day fausser le jeu démocratique maanaam day tax yow li ñu xalaatoon règle de jeu yi ñu tegoon da nga koy fausser ndax koo àndal di liggéey pendant des années mu xëy am lu ñu ko dig rek wala sax lu ñu ko mosal tuuti mu dem loolu day fausser un petit peu day fausser tuuti le jeu toujours par rapport aux difficultés xëy na mooy logistique c'est-à-dire les moyens toujours yi ñu war a utiliser pour la campagne amoon nañ ay jafe-jafe bu baax a baax foofu mais alhamdulilah yàlla dogal na mbir yi jàll na ci jàmm am nañ ay résultats yoo xamante ñu ngi koy sant bu baax suñu borom
maintenant am na nag fu ñu jëm li ñuy wax ci ñun en ci tubaab perspective fi ñu jëm mooy dañuy gën a laxasoo takkuwaat xam ni liggéey bi mi ngi soog a door dañuy jéem a avancer ci kanam dañuy jéem a dëggal suñu bopp courage bi ñu amoon démb ak bërki démb tey lañ koy gën a yokk di wax na képp ku pare pour liggéey ak ñun de ubbi nañ suñu bunt nga ñëw liggéey ak ñun de manière très courageuse aussi ñu xam leen rek ni département bi nga xamante ni mooy Kër Massar wóolu nañu ba may ñu fa ay siège loolu duñu leen décevoir ci liggéey bi nga xamante ni dénk nar nañ ko dénk donc dañ gën a takku dañ gën a xool par rapport à notre expertise suñu xam-xam suñu connaissance dañ ko teg sur la table pour rek mu jëriñ tout le département de Kër Massar donc waa Kër Massar su may wax Kër Massar nag je parle dans sa globalité département de Kër Massar yëpp jàpp nañu c'est le 46e département donc jot na tey mu am benn rayonnement mu am fu mu jógee am fu mu dem te loolu nag dafa soxla doomam yëpp dafa soxla doomam yi nga xamante ne dañu am capacité ñu ñëw liggéeyal ko pour mu jógee situation bi mu nekk ndax am na lu bëri lu ñuy xaar ci suñu kanam donc ci noonu rek la ñuy tënkee di jaajëfal na képp ku dëkk Yëmbal peu importe fi nga bokk élection la woon jeex na le reste mooy Yëmbal dafa soxla doomam yëpp Jaxaay dafa soxla doomam yëpp Kër Massar dafa soxla doomam yëpp donc ñuy remercier tout le monde que nga voté ñun que nga bañ a voté ñun c'est pas le plus important ñuy remercier également toutes les femmes yi nga xamante ñi ngi ànd ak ñun depuis bi ñu commencé ba léegi di liggéey ak ñun jigéen ñi mënuñu leen fay di remercier bu baax les groupements de jeunes xale yu góor yi nga xamante ne xale yu jigéen ñi ànd ak ñun am ngëm-ngëm ci ñun am confiance ci ñun ñooñu aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen remercier di remercier nag solennellement tout le département de Kër Massar waa Jaxaay waa Kër Massar Sud waa Kër Massar Nord waa Malika waa Yëmbal Nord am na ñu bëri dañoo voté sur la base de nos communications xamuñu ñu sax mais ñu dégg suñuy wax wala dégg seetaan suñuy vidéo ñu doy leen ñu jël seen carte sànni ñu ko ñooñu duñu leen décevoir incha allah donc ñu ngi remercier ñëpp di wax ni rek suñu expertise moom incha allah dañ ko jox waa tout le département de Kër Massar maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. D'abord ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp particulièrement la presse d'ici présent di nuyu ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal depuis le début damay ñëw rek fekk ci ki nga xam ne mooy docteur fi mu daanelee tout à l'heure di wax ne ñëw na largement ci li nga xam ne moom mooy la situation au niveau de Yeumbeul Sud et un peu partout au niveau du département mais peut-être damay gën a mettre l'accent sama communication gox ba li nga xam ne foofu la yàlla dogal ma nekkoon fa tête de liste majoritaire muy commune de Jaxaay Parcelles bokk ci biir département de Kër Massar bon en termes de difficulté jàpp naa ni li mu wax tout à l'heure ci difficulté yu ñuy jànkonteel dafa nekk lenn loo xam ne ñun ñoo ko bokk parce que effectivement ndëgëm Kër Massar buñ ko érigé en département ba tey ñëpp xam nañ ni changement yu amoon au niveau des cartes d'identité te loolu impacté na bu baax ñun boo jëlee suñu localité mën nañ wax ne lu desoon ci ay cartes d'identité ci biir ci yi nga xam ne jotaguñ ko mu ëpp fuuf yi nga xam ne moom la nit ñi récupéré donc loolu gàllankoor la waaye beneen bu ñu jàngat xaw ma ndax exprès la ou pas mais daanaka dañu trier ñi nga xam ne dañu nekk au niveau de l'opposition ñi ci ëpp zone yi ñu dëkkee dañ leen privatiser pour ñu mën a récupérer seen carte d'identité yi loolu dund nañ ko mais malgré tout comme nu mu ko waxee yàlla jàppale nañu ba au niveau de Jaxaay ñu amoon 9 candidats et parmi ces 9 candidats ñu ñëw à la 7e position donc mu nekk suñu première participation waaye itam comme nu mu ko waxee nekk ay partis indépendants yoo xam ni amul kenn ku ñu àndal ci wàllu coalition te terewul askan bi wóolu nañu ba yàlla dogal nañu am fa benn conseil mais aussi au niveau du département comme nu ko docteur waxee léegi gis nañ ni askan bu dëkk ci département de Kër Massar am nañ ci ñun confiance ba tax na yàlla dogal na foofu it am nañ fa ñaari chaise ñu koy sante yàlla bu baax donc bu ko defee lu ñu mën a xamle rek moom mooy lii day soog a tàmbali incha allahu rabbi comme nu mu ko waxee léegi liggéey la boo xam ne ñu ngi koy soog a tàmbali te incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ñun lépp loo xam ne am nañ ko mën nañ ko nan réunir suñuy force pour fu ñu bëgg a jëmee fi nga xam ne moom mooy département bu bees bi département de Kër Massar ñu mën ko fa jëmee mais dañuy sant aussi sant ñëpp parce que comme nu mu ko waxee léegi zone boo mënti dem rek am na ñoo xam ne bàyyi nañ seen lépp ànd ak yow jàppale la ñun tey wax dëgg yàlla mënuñu citer ñëpp mais jàpp naa ni au niveau de Jaxaay
engagement communautaire bu ñu lancé woon dégg nañ ko parce que nit ñi ñëw nañ andi seen dërëm ak seen ñaar dërëm ñii andi nañ seen logistique teg suñu loxo te loolu lépp dara waralu ko lu dul gis nañ li ñu yor en terme de programme te gëm nañ ni waroon nañ bokk si ñi nga xam ne war nañ mën développer Jaxaay Parcelles Assainies kon bu ko defee dañ koy sant yàlla ñu xam ne bu yoon jeexul waaxu si du jeex te le combat vient de démarrer incha allahu rabbi te lu ci kanam rawali gët donc ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp pour bañ a monopoliser la parole parce que lu ci ëppoon solo docteur wax na ko mais juste rek pour revenir ci ay kàddu yoo xam ne naa ko andi pour ñëpp mën ko yëgee may sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ngeen jëf